sur internet la défunte Marianne Siva Diop yàlla na ko yàlla yërëm. donc voilà doon ci waxtaan semaine bii di ñëw mooy Allah Baykare. donc ak waxtaan yi nga xamante ne defoon na ko ci ak ay ñaan yoo xamante ne dénkoon na ko ñu bëri ci askan wi ngir rek ñu mën a wàcc bés boobu leen ci Allah Baykare mën nañu ànd ak imam juste xool extrait wu vidéo bi et puis on se retrouve. asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan fii nga xamante ne moo di ci page u Mado ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu fas yéene rek del sottante ak yéen xalaat ci li nga xamante ne moo di àllarbay kare àllarbay kare nag bi ñu juddoo ba ni ñu màggee ñu ngi yàgg dégg ñu di ci wax mais àllarbay kare pour ñu ko xamul moom la ñuy faral di wax mercredi noir àllarbay kare nag mooy mercredi bi nga xamante ne moo mujj ci weeru safar mooy weer wi nga xamante ne ci la màggal nekk ci la retour 4000 nekk mooy weeru safar léegi nag dañuy wax ni àllarbay kare déformation wu arabe la ndax mu ngi jógee ci li nga xamante ne moo di karhu nag mooy lu sibu ba tax na mooy àllarba boo xamante ne dañ koo sib àllarbay kare nag mag ñi bëri na luñ ci wax borom xam-xam itam bëri na loo xamante ne moom lañ ci wax bu ñu ñëwee rek ci koo xamante ne mooy Serigne Abbas Sall bu Louga def na ci benn xasida di ci joxe ay ñaan mu tudd al majmuatul mubarak Serigne Soye bu ci téeréen bii di xuratul ay ni def na ci ay ñaan Serigne Touba am na benn xasida boo xamante ne mu ngi tudd adiyatu sana mooy xasida bi da ciy wax bisi moom ci xasida boobu ñëw na ci li nga xamante ne moo di àllarbay kare Serigne Touba ci biir xasida boobu di adiyatu sana nee na li nga xam ne moo di àllarbay kare nee na 320 000 balaa 320 000 balaa mooy wàcc ci bisu àllarbay kare ci biir xasidaam boobu di adiyatu sana nee na 320 000 balaa 320 000 balaa nag du ay caaxaan moom la ñuy wàcc ci li nga xamante ne moo di at bi ba tax na moom di Serigne Touba génne na ci li nga xamante ne moo di naafila ne ku mën julli ko nga def ko ñaan yàlla mu balaa yi nga xamante ne mooy wàcc ci bis bi yàlla musal la si nee na da ngay def ñeenti raak yi da ngay def ñaar sëlmal defaat ñaar nga sëlmal léegi nag rakk bu nekk li nga ciy tari moo di fatiha benn yoon inna axtaynaakal kawsara 17 fois soo paree nga tari juróomi xul huwallaahu ahad mu di lixlaas soo paree nga tari benn fatiha astafurlaa nee na da ngay def benn fatiha 17 inna axtaynaakal kawsara juróomi xul huwallaahu ahad muy lixlaas nga tari benn falaxi ak benn naas ma baamtuwaat ko da ngay def ñeenti ràkk nga def ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal ràkk bu nekk nga tari ci fatiha 17 inna axtaynaakal kawsara 5 qul huwallaahu ahad muy lixlaas nga tari benn falaxi ak benn naas loolu la Serigne Touba wax Serigne Abbas Sall nag moom ni Serigne Touba wax fële ñeenti ràkk moom ñaari ràkk la wax nee na da ngay def fatiha nga def 17 inna axtaynaakal kawsara mais fële au lieu ngay def juróomi lixlaas moom benn lixlaas la wax benn falaxi ak benn naas mu ne soo paree nga ñaan yàlla musal la ci balaa yi di wàcc mu ne su fekkee munoo loolu nga dem ci borom xam-xam mu bindal la salaamun yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan bëriwul salaamun hiya xataamat lay faj salaamun xawlan mi rabbi rahim yu mel noonu ñu bindal la ko nee na bu ñu la ko bindalee nga xooj ko naan ko ñaan yàlla musal la ci li nga xamante ne moo di wàcc ku mel ni Serigne Soye bu nag nee na àllarbay kare kenn du ci tukki kenn du ci watu kenn du ci sanc lu bees boo amee soxna bu mu ci sëy si ñu bëri dañ koy wax donc Serigne Soye bu loolu la wax moom tamit donc àllarbay kare nekk loo xamante ne comme nit ñi niñ ko jàppee ay bidaa du ay bidaa su fekkee jullit nga yaakaar naa ni nga dégg borom xam-xam yooyu li ñu ci wax kon war nga cee mën a fàggandiku donc ku ko mën daal loolu ñu ci wax nga moytandi ko si bañ koo def ñaan yàlla rek Sénégal yàlla wàcc fi jàmm yàlla defal ñu sutura yàlla defal ñu teraanga defal ñu jàmm defal ñu xéwal ci bàcce mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo fi nekk jaayante merci voilà gis ngeen li nga xamante ne séeréer bi jàpp na pël bi ça tu dédies ça à Bijou Ndiaye parce que c'était son sport favori. voilà donc mi ngi noonu séeréer bi jàpp na pël bi mais graaw jeewu leen ak ndekki ñoo ànd mi ngi noonu dégg ngeen kàddu yu am solo yi Marianne Siva Diop wax ci li nga xamante ne moom moo di àllarbay kare comme ni mu ko doon waxee léegi li ma ci gën a marqué nag mooy
def lu baax dafa am solo. aujourd'hui on met cette vidéo avec beaucoup de fierté. parce que ki ko doon wax jigéen la ndaw la mais wax na ci ay wax yu am solo yoo xamante ne mag dund na ba dee te xamu ko. lu waay def lu dul jàngal sa doom xam-xam yàq nga ko. lu waay def lu dul gëstu ci lu baax wallaahi yàq nga ko parce que vidéo bi démb c'était tellement viral sur internet. ba nga xam ne voilà chaque année day ñëwaat donc lii moo am solo. voilà lu baax daf fiy def lu bon daf fiy def yal nañu yàlla xiir ci lu baax te dimbali ñu mën ci nekk. àllarbay kare comme ni nga ko waxee mooy àllarba bi mujj ci weeru safar. donc doon ñu wax ni bés la boo xamante ne comme ni ko Marianne waxee. benn déformation benn mot arabe la moo indi àllarbay kare donc pour dire que kare mooy musiba. bés bu nga xamante ne ay musiba dafay wàcc ay balaa dafay wàcc donc pour ñu mucc ci comme ni ko Marianne waxee ci vidéo bi bëri na ay kilifa yoo xamante ne bind nañ sax ay muslaay ku mel ni sëñ Abbas Sall ku mel ni sëñ Sohaibou ku mel ni Serigne Touba ñoom ñëpp bind nañ ci ay muslaay am na ay ñaan yoo xamante ne joxe nañ ko parce que comme ni ko Oustaz Assane di waxee alxuraan dafa prévoir lépp loo xamante ne luy faj la lu baax la ngëneel la ci alxuraan la njëkkee donc aujourd'hui tey am nañu ay ñaan ak ay affaires yu war a mën a tax suñu borom musal ñu ci li nga xamante ne moom moo di musiba yooyu wala balaa yooyu noonu nga xam ne moom mooy wàcc ci àllarbay kare il faut dire également que tradition bi li nga xam ne moom moo di tradition bi ak religion bi dañuy daje. parce que am na ci loo xamante ne diine la mais am na ci loo xamante ne aada la ci li nga xam ne moom moo di àllarbay kare parce que am na ci yenn ci ay mbir yoo xamante ne ñu ngi koy wax naan nañ ko def ak buñ ko def ak nañu nangam nañu lii lu fi mag yu baax yi daan def la xëj na mu gën ñu perpétuer ko ñu bàyyi ko ci jamono muy gën di dem jamono bu ñëw rek génération bu ñëw tombe ci mais du diine mais li ñu naan tradition bu baax dafa am solo li nga xamante ni itamit moom moo di li diine wax gis ngeen ko ay saar la ak ay affaires yoo xamante ne ay wérd ak ay ñaan yoo xamante ne mën nañu ko def pour mucc ci musiba yooyu nga xamante ne moom mooy wàcc ci bésu àllarbay kare donc ak lu ci mën a am lu existe la réellement comme ni ko vidéo bi waxee et que ay croyances la yoo xamante ne ñu ngi fi ñaan yàlla rek mu musal ñu ci musiba yooyu et puis lépp lu waaye mën ci ñaan liñ naan Faatiha ak saar sax mën na dara parce que am na saar yoo xamante ne xëy na moom mooy gën a mën a sàmm te du ñëpp ñoo ko mën mais en tout état de cause alxuraan prévoir na lépp alxuraan lépp ma baax donc saar boo ci mën a def rek ngir mën a muslu ci bés bu mel ni àllarbay kare mën nañ ko def. noonu la ko ni ko dem si yàlla si Marianne daal waxee tey mi ngi ci dëgg. noonu la ñu man bu saa yi doon waxtaan ci àllarbay kare yi dama doon ibbi naan ko ay aada la lii ci wala ak yooyu mais toujours daf la doon indil mbindu mag ñi doon la wax li ci mag ñi wax mais surtout ñaan yi te loolu dafa am solo ci ndaw ñi nga xamante ne aussi période yi kenn xamatul fan la nit ñi amatuñu repère genre situation yi nii ci julli ak ñaan dellu ci sa gëm-gëm dafa am solo te loolu nekk na lu am solo te loolu tamit kenn mënu ko fi dindi lu fi am la te lu fi sax la te loolu moo tax ku nekk rek comme ni may wax rek man moom mbiru gëm-gëm ak religion foi moom dama koy bàyyi ku nekk respecté sa bopp ak nañ ko ndaxte problème jafe-jafe du am ku nekk da nga koy bàyyi keneen ak keneen yeneen lu fa xew dëkkam ak yooyu gëm-gëmam la bàyyi ko loolu. tout à fait Mamadou nee nañu lu toll ci 320 000 malédictions ak fléaux ñooy am ci année à venir loolu mooy àllarbay kare donc mercredi c'est le jour le plus lourd de l'année parce que Dieu il fait descendre 320 000 malédictions et fléaux pour l'année à venir donc am na ay ñaan yu bëri yi nga xamante ni dañ koy rek daal di amal surtout ay julli yi nga xamante ni ci ñeenti rakk lay toll ci li nga xamante ni ay information la ñu rek daal di jot ñi nekk ci wàllu diine peut-être ñoo ñu gën a maîtriser li ni mel mais juste que c'est une journée donc de prière parce que mag ñëpp les intellectuels donc ci wàllum islam ñoom ñëpp ak suñu mag yu baax yi nangu nañu àllarbay kare ne nag lu toll ci 320 000 donc malédictions ak fléaux ñooy wàcc pour année bi ñu dëgmal donc jour bu gën a diis kon ci at mi dinañ ci rek daal di bàyyi xel lu waay mën rek daal di ko ci def on va suba oustaz ñëw leeral waaw kan si wan oustaz mooy ñëw suba Assane Assane ak da ngay tooñ Assane yow Assane su ko neexee ñëw su ko neexee du ñëw du ko neexee def voilà